sëriñ bi ñoo gi lay demoo sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar sëriñ bi ñoo gi lay demoo sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar Allah 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عن جميع مراتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مريد شيخي وأستاذي خليلي ومربي رجل الذي وجدنا ضالا فهدى وجدنا عائلا فأغنى مولانا شيخ إدريس تنكر أما بعد نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki ñi nga xamante ni ñu ngi suivre suñu émission ci seen rajo Oxygène 103.4 bi nga xamante ni ñu ngi ko baaxoo di fukk def ak yéen ñi ñëwaat tey ci seen émission bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci koor gi comme ni ko yaa Mansour waxee daal di dalal koo xamante ni cheikhu murabbi la nekk koo xamante ni nekkatul ku ñuy présenté rawatina fii ci Pikine gi nga xamante ni fii la dëkk rajo bi ne fii ak ci yeneen gox-goxaat yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réewu Sénégal ba ci extérieur kooku mooy kan kooku mooy Cheikh Idrissa Tounkara ñu daat koy dalal tey suñu plateau di ko dalal di ko wax marhaban bikum di ko wàccee wàccuwaayam di la nuyu yow tamit yaa Mansour ak technicien bi ak ki nga xamante ni moom la ñu àndaloon tey jii nii daal di Haj Malick mu jàngal ñu alxuraan yi neex yooyu noonu di ñaan yàlla mu daat koy tasaare ci réew mi yëpp ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc Ibrahima li bokk yaakaar naa xam ngeen voix bi si kër gi la bokk mooy def waxtaan daaru Quran yi nga xam ne moom la ñuy faral di déglu si àjjuma bu jot 22h30 ba 0h yal na yàlla sàmm ñu ko bu ko defee mbokk yi directement dañuy bàyyi Cheikh Idrissa Tounkara mu dugg si nuyoo bu am solo après ñu dugg si waxtaan Cheikh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi hudatil muhtadin haqa qadri wa dawazin radiyallahu an kibatul ahmad muhammadul awliya wal arifin cheikhina ustazina ahmad bin mahamad tijani radiyallahu an waaris sirihima qut arwahina ibrahim bin alaz abdullahi Niass an madadi cheikhi ustazi mawlaya muhammadul xayri amma baad naqul lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla di ko ñaan mu def julli ak sëlmal ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ngërmande yàlla nag ci ki nga xam ne mooy suñu sëriñ suñu wasila di ahmad doomu mahamad tijani waaye di sàkk ngërmande boobu yàlla na wàcc ba si ki nga xam ne mooy xalifaam di ibrahim doomu alaaji abdoulaye Niass di sàkku tëbb xadara suñu sëriñ suñu wasila mawlana muhammadul xayri ginnaaw loolu ñu nuyu ni bislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. di jiital suñu nuyoo bi yaa Mansour mi nga xam ne luy jiit njaag moom mooy njaag parce que émission bi émission la moo ci dalal ay nit pour leeral yu po yi nga ay mbirum diine ay mbirum jamono kon ñu ngi leen di ñu koy ñaanal yàlla nag yàlla dëgëral yàlla jàppale ko yàlla yokk ko te yàlla barkeel émission bi yàlla mën na ko te yaakaar na dina ko def ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kooku tedd bi ñu nekk. amiin yaa rabbi amiin.
di teg ci nuyoo bi suñu technicien bi nga xam ne moom tamit mi ngi def lu ne mi ngi daj lu ne pour émission bi jaar nu mu jaaree yàlla na ko yàlla jàppal yàlla déggoog yàlla dafa ko tawfeex di nuyu Ibrahima yi nga xam ne moom la seq plateau mu nekk nga xam ne yaa man su mel tey laaj yi moom moo ko géré ak kii nga xam ne ci moom la woon tàmbalee ndax la mu tàmbalee mooy mbir mi nga xam ne moo gën ci lépp lañ tudd ci géew yëpp ñoom alxuraan nit du mën wax lu ko féete kaw. waaye balaa ma doon ñëw loolu rek ak sëriñ bi dama ne woon est-ce que du jaadu ñi daal di ñëw ci li nga xamante ni muy actualité njëkkee ko su ko defee ñi def ko ñaari pàcc. ndax gis nañ instant yi nii yi nga xamante ni ñu ngi koy wane ci réseaux sociaux yi télé yi di ko teg ak yëpp mu nekk loo xamante ni jullit ñi ñu ngi koy naqar muy affaire Palestine. ñi bëggoon xam tey jàngat boobu tey lan nga gis ci jàngat lan nga ban jàngat nga am ci wàllum Palestine bi nga xamante ni tey jii ñu ngi koy attaqué di ko bombardé di ko dóori ay raquettes. laka ban jàngat nga gis ci loolu noonu. waaw ginnaaw bañ sant yàlla beneen yoon di ko ñaan mu def julal sëlmal ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne question bi question bu am solo la waaye ba tey avant loolu di jéggal suñu soppe yi nga xam dañuy bëgg di dégg si rajo bi saa su ne waaye nag jot bi du ko maye léegi-léegi ak yitte bi ak léegi-léegi heure bi day xaw a metti si ñun tuuti ndax bu dee àjjuma dañuy xaw a jàpp xadooy jumaa yi wasifa yi demee noonu mais dañ jéem a def suñu kéem kàttan ba di jéem a teew le maximum possible waaye nag ci li nga wax ci wàllu question bi nga laaj ci problème Palestine Israël Palestine problème la boo xam ne képp kuy jullit war na la intéressé ndax sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man lam yaxtam bi umurul muslimina fa laysa minna ki nga xam ne mbirum jullit yitteelu ko mu ne kooku bokk si ñun kon képp kuy jullit fu jullit mënta nekk ba ma jafe-jafe wa nga jéem a wa nga méttitlu wa nga ñaan yàlla teggi ko te tamit wa nga jéem a xool lan moo ko sabab ak lan moo nekk solution bi ci jàngat problème boobu nag problème la boo xam ne moom kese ëpp na émission oui ndaxte boo comprendre fu mu déparé depuis ci yonte Yàlla Moussa ndax problème boobu foog da ngay wala avant yonte Yàlla Moussa c'est depuis yonte Yàlla Yusufa ba muy nekk Misra mais boobu moo fa duggee day gudd day sori ba ban Israël di génn Misra ba yàlla deen dig suuf ba ñu war a dem fi nga xam mooy Palestine actuellement ñu ko wax Canaan si Bible ba ñoo fa dem après nañu mujjee comme dañoo mujjee ñoom doon yàgg yab yàlla xeet yab yàlla lañu ba ni ñu mujjee après finalement war Moussa ba yàlla mujjee leen mere ak la ci xew ba finalement Moussa ci boppam daan ne yàlla ne ko tabaxal ma maanaam bërëbu jaamukaay yàlla ñu koy wax ci arabe mu ci France muy sanctuaire boo demee ci Bible un exode mi ngi koy nettal un exode ci Bible ba ginnaaw boobu ba ñu jógee foofu yàlla ne ko léegi defal bu gën a mag tuuti mu tudd hôtel ci français boobu boo xoolee ba Moussa woo taxal hôtel bi après par la suite ñu dem ba ci yàgg ba Moussa génn àdduna seen yonent yi di toftaloo ba àgg ci yonent yàlla Daawuda amoon di yéen taxawal li nga xam mooy temple bi lii boo demee ci un chronique ñu koy nettal ci Bible bëgg a taxawal li nga xam mooy temple bi mooy néegu yàlla gi demee ñu ne tey masjid ñun ba nga ko bëggee taxawal mooy masjid Aqsa bi ngay dégg ba nga ko bëggee taxawal yàlla xamal ko yow mënoo ko taxawal ndax sa loxo dafa takk deret ndax Daawuda ku doon xeex lu bari la ku bëri lu def ci ay jihaad la bu dee bu jëyee jihaad fi ko comme xeex ci lislaam xeex ci diine def na ko lu bari moom Daawuda léegi nag ci kooku ci loolu yàlla xamoo ko ne sa doom bu naan Suleymaan tubaab naan ko Salomon moo koy ki nga xam ne mooy taxawal temple bi ndax moom nguuram dana fekk dëkk bi dal am jàmm te baatu Suleymaan sax ci hébreu muy bàyyi ko si waatu shalom comme salaam en arabe mooy li nga xam mooy jàmm yaa ngi dégg ne mu ne ko nguuram jàmm dana am dana dal defar li nga xam ne mooy temple bi muy néegul yàlla gi léegi nag ginnaaw ba loolu après Daawuda sax barab bi fu ñoo def temple bi après dafa laaj ñu càmbar ko moo tax loolu xam nga yahudi boo xamee seen culture dafa jege culture Afrique tuuti baa ñu def dara dañ koy xool baa ñu tabax sax dañuy xool fan la ñu war a tabax même nit bu juddoo tur bi sax baa ñu kaa tuddee tur da ngay gis ne tur bi day am maanaa comme ñun lu ñuy tudd ñuy xaw a mel ay kenn bugg la parce que nit ki day jiw muy dee maa nangam sàngam bu ko temps may woon mbaa bis bu nekkee teem day gis ne ba ci yahud seen tur yi noonu lay amee dafa am si lu mu aju ñoom dañu xool bokk ak ñun ay mbir Daawuda tëbul tëb rek ne fii lay def temple bi mais dafa am benn waayam yoo xam ne bu nga def dara moo koy daanaka bu doon waxi tey listixaaral bu naan Gaad boo demee noonu la ko Bible nettalee Gaad ne ko yàlla xamal na ma ne barab bee nga xam ne waaj nan or nan moo ko moom temple bi foofu la war a nekk ba léegi foofu nag la ñu war def temple bi mais temple Souleymane moo koy tabax léegi ne ba Daawuda génne àdduna Souleymane doon na ko après buur dëkk bu naan Tiir muy tudd Iram
Hiram ñëw di jaale Souleymane waxtaan ma ci projet temple bi ne ko dama bëgg a taxawal sama papa néegu yàlla gëm bëggoon taxawal mais nag matériel daf ëwma ko kooku jox ko jumtukaay yu soxla ci wàllum bant yeegi demee noonu bañ taxawal néegu yàlla gi muy temple bi muy temple muy nekk fii ñu xëccoo tey muy masjidul aqsa bi ngay dégg waaw foofu la coole fa la temple fa la nekkoon moo tax débat bi affaire bi du yomb ndax yahudi foofu dafa am lu muy représenté si ñoom dañ ko soxla dañ ko soxla bañ ko fa taxawalee après nag comme boo demee suutu Israël lu ko dalee ci ay 1 ba ay 8 xale bi xam naa bu ma xamoon ni da ko naa mu jàng suutu Israël parce que foofu lu bare fa am na suñu ko tuddee suutu Israël am na kaamil yoo xam ne kii mooy tuddee ko suutu Israël am na junni ñu koy kaas jàpp ak affaire de promotion noo fekk du loolu saa bi mën na tudd suutu Israël parce que daanaka xista ban Israël daanaka li mu ci nettali lu am solo loo xam ne boo ko comprendre actuellement doo xam géopolitique bu xew ci zone boobu noonu doo ko comprendre léegi nag boo xoolee lu ko dalee si ay 1 ba ay 8 boo xoolee histoire bi moom lay junj di ko nettali ci yàlla ni muy jëflante ban Israël ginnaaw bañ taxawalee temple bi mu néegu yàlla gi buñ mooy yàlla boo leen ay noonu yoo xam ne dana leen attaqué duma leen sonal leen tas néegu yàlla gi ak demee noonu ba léegi buñ delluwaatee jàppale ñu nekk ci njaam buñ tuubee yàlla jéggal leen ñu ñëwaat taxawalaat néegu yàlla gi nekkaat di jaamu yàlla ñu fontowaat yàlla xiwaat si ñoom yeneen noonu ñu duma leen tasaat néegu yàlla yi ba yàlla ba muy jeexal sa si aaya bi nga sëwul aaya bi di mu ci wax fay xottum xot naa waaye ñu ne nii lay demee boo leen takkal loolu ñu duñ bàyyi boo leen delloo ci caaxaan rek suñu yekk si yet baa ngi seen digg ginnaaw léegi nag mais loolu temps du ko may mais buñ tënkee mooy bañ taxawalee néegu yàlla gi ci en 10 siècles av lu jiitu yoonteel lu jiitu juddug Insa mooy 10 siècles avant Jésus-Christ ñu nekk nag dem ba ci yàgg commencé mooy yàlla di foo di caaxaan yàlla mere leen daal di xëetal si ñoom waa Baabil tubaab naan Babylone yi ak seeni buur na boo xam ne buur boo demee ci Bible mi ko tuddee Nebuchadnezzar bu gis historien tuddee ko Nabucodonosor ànd ak ay soldats songu leen jàpp jigéen ñi yàqataan jigéen ñi jàpp góor ñi def leen ay jaam toj néegu yàlla gi ba mu tojee néegu yàlla gi nag ba tey damay préciser mooy fii masjidul aqsa nekk fi mu nekk ba mu tojee néegu yàlla gi nag jàpp leen prisonnier ba nekkee foofu ne nekk ay prisonnier moom si ñoom benn yonante boo xam ne alxuraan indiwul turam mais ci Bible turam mi ngi tudd Ézéchiel yonteel Ézéchiel mi ngi nekk seen biir ba tey moo tax gis nga ñu Sénégal dañuy tey am kilifa gu baax firiwul ne bu yàlla meree bu lee dee duma day duma bu duma wàllu kilifa gi waaw ndax ab yonant mi woon seen biir ay yonant sax ban Israël yàgg nañu nekk si ay loxo ay yonant di nekk seen biir ba ci yonteel Ézéchiel mii ma wax ba mu nekk mi ngi nekk seen biir ñu jàpp leen ñu nekk ay jaam ci Babylone te fekk yonant mi ngi seen biir ñu ko wax Ézéchiel yonant boobu nag moom la yàlla wonaat néegu yàlla gi muy temple bi deuxième temple bi ñoo taxawal nu mu war a mel ba jox ko plan bi jox ko na muy mel wax ko yépp lu ci aju après par la suite muy les Perses muy waa Faris ñoom ñoo song waa Babylone daa leen xeex ak ñoom daan leen ba leen daane nag seen buur ba fa nekkoon ñu wax Cyrus mooy Kisra moom moo leen mujjee libéré daa leen bàyyi daal delloo seen dëkk amaat jàmm taxawalaat li nga xam ne mooy temple muy néegu yàlla gi mooy deuxième fois bi ba nga ko taxawalaatee nag yàlla xamal na leen ne boole ma fontoo waatee dinaa xëy ci yéen ay noon yu jaar ak yéen fañ jaawoon ak yéen ñu dem ba ci yàgg nag di moyaat yàlla di mooy yàlla di ko fontoo yàlla xiital si ñoom ñi nga xam ne romain yi boobu mu ngi nekk en 70 mooy ba yontaal Insa juddoo ba mu teg juróom-ñaar fukki at 70 en 70 après Jésus-Christ ba mu xiitalee romain yi si ñoom romain yi ñëw xeexaat ak ñoom tojaat temple bi ba mu des fi nga xam ne mooy le mur de lamentation moo ci des moom la tuddee le mur occidental mooy foofu ñu taxaw di jooy ku am sa soxla da ngay dem foofu jooy baa nga jooyantu foofu mur boobu kese moo ci des am na secret de gars yi dañ koy xëccoo trop foofu mur boobu waaw parce que ay kilifa yu bëri ñi dem foofu di jël seen loxo di ko raay lu waral loolu lu day na trop si ñoom de waaw parce que ñoom mur boobu maanaam mooy desit bi nga xam ne moo nekk ci temple bi demeen actuellement ñun tey boo nee ab taalibe Baay ne ko Baay daan fii la daan jullee si jumaa ji bu demee ziar dana taxaw def fa ñaari rakk boo ko naan Baay fii la daan yóbbu njëkk naa Baay baa ngi nii
boo dana jéem a sóonu si mbaa loolu kazalika ñoom it loolu moo di si temple bi muy vestige boo xam ne dafa leen di fàttali seen diine seen i maam ya seen diine ga loolu leen di fàttali léegi nag foofu nag mooy cool yi ba nga ko tojaatee nag après loolu mu indi la diaspora juive boobu la juif te yahudi tasaaroo ci kaw suuf moo tax foo dem ci àdduna bi dañ fa fekk yahud ba ci ba may dem maa ngi dem jamono ci ginnaaw Bambadala côté Gambie maa ngi ngomb mit ci Kaolack benn quartier boo xam ne quartier Israël la tudd Kaolack waaw am na quartier bu tudd Israël ndax ñoom dañuy gëm ne dañ naan seen maam yi foofu lañ jugee Israël yahudi tasaaroo fépp ñu ngi si àdduna bi léegi nag loolu di dem nag yahudi nag di dem ba lu xaw a jege tuuti am benn waay ci ñoom benn boom xam-xam intellectuel boobu ñu ngi ci année 1800 et quelques yi dugg nañ ñu di waay dugg 1900 ñu ko wax Daniel waxoon ne dafay taxawal li nga xam ne mooy dawlatul yahudiya mu l'état juif waaw da koy taxawal moom ko doon wax sax am na ay boom xam-xam yahud ay intellectuel lu mel ni Théodore Herzl da nga ko doon reyee naan kii day foo yahudi mënuñu ànd yahudi bokkuñu dara lu dul mbugal yi nga xam ne nañ koy mbugal ci kaw suuf ndax yahudi yaa def la nattu jamono jooju fu nekk rek ni ñaa ngi seen kaw di leen mbugal di leen torturer di leen sonal en Europe partout ci àdduna bi surtout en Europe léegi na loolu ba mu demee ba ci yàgg Daniel découragé Théodore Herzl moom doon ko saboté moo yëkkatiwaat programme boobu noonu projet bi en 1897 mu woote la mu avant mu bind benn livre tuddee ko Der Zuidstaat mu l'état juif daane léegi jot na nag ñoom dawlatu yahudiya mu un état juif war nañu ko am mu woote le congrès de Bâle en 1887 boobu ma wax ak fële ci Suisse daa daje nag ponkali yahud yëpp daje seen boom xam-xam yi seen ñu yaakaar képp ku ñu xam ne daal tekki nga daal ci di yahud ndaa daje foofu ci Suisse fi naan Bâle pour waxtaan pour taxawal Israël bii nga dégg tey nga xam ne moo waral coow li fa la kon loolu ko waral loolu moo ko waral ba ndajee mu ne léegi mu teg ñett yi nga xam ne mooy les trois principes fondamentaux du sionisme foofu lañ créé li nga xam ne mooy le sionisme moo tax nit mën na nekk yahud te du doon sioniste ay yahud lañ yoo xam ne dañoo ànd manko am benn projet politique taxawal état défendre ko am ay gëm-gëm yu ñu am yéen taxawal li nga xam ne mooy temple bi nga xam ne toj nañ ko ñaari yoon ñu taxawalaat ko muy troisième temple bi te fañ ko war taxawal mooy fii masjid Aqsa nekk foofu la temple boo nekk. kon ñu ngi soo comprendre loolooy coow li. loolu mooy coow li. dañ bëgg a daaneel masjid Aqsa non dañ ko bëgg a raser. taxawalaat troisième temple bi. très bien. loolu yomb de. fi nga dégg ne l'esplanade de la mosquée. esplanade boobu. foofay temple bi foofay lieu temple bi. kon ñoom dañoo soxla foofu carré. dañ ko soxla. lii na xam naa xaw ma Descos muy ñëw tojal leen ko xaw ma nangam sànq mais seen yéen toj ko la. dégg nga Yamasou. léegi ba ñu waxtaanee mu ne léegi mu teg les trois principes fondamentaux du sionisme. mu ne bu njëkk. moo dañu woo xam ne yahud xeet bu am la lu existe la. ñaareel bi ñu xam ne maanaam ne diine yahud du xeet boo xam ne mun na tasaaroo seey ci yeneen xeet yi. naan assimilation. comme tey actuellement xam nga yow li nga sant. ñëpp xam ne li pulaar la. mais bu ma nee loo doon da nga naan olof. olof it absorbé nan la. da ngay dégg ku sant Diallo comme ñoom Ablaye maa ngi koy nuyu. da ngay dégg Ablaye Diallo ñu ne lan la ñu ne olof te xam nga ne Diallo pulaar la. kon boo xoolee olof ni mu assimilé xeet yi bari bay tunkam olof sax nga ko ciy dégg. daf leen ne yahud nekkul xeet boo xam ne mun na seey ci yeneen xeet yi. mooy deuxième principe bi. troisième bi mu ne nañu xam ne maanaam état yahud dawlatu yahud yi dafa am état juif dafa taxaw. état juif léegi nag nan la ñuy def ba taxawal ko. ñun nag ñun jullit ñi lu ñu manqué. ñoom loolu la ñu am détermination boobu. waaw bu ñu bëggee dara yàqamtiwuñu ko. fii ba 100 ans 200 300 dañ koy am. mu daan ne léegi moom mu ut programme daan ne léegi nu muy def day xool kilifa yahudi ci àdduna bi tekki dara ba am alal yeeg homme d'influence yi. ak homme politique yu mag yi. mu jaare si ñoom. pour que ñu jàppale ko projet bi taxaw. maa ngi guddal mais question mu tegaat dégg nga Mansour léegi mu ne après ci la commencé waxtaan buuru Italie bi waxtaan ay kilifa bi Angleterre waxtaan ak ki nga xam ne mooy la famille Rothschild bi ngay dégg actuellement nga xam ne alal yi nga xam yëpp daanaka alal àdduna bi yëpp seen loxo la ne ñoom loolu yàgg na ci ñoom depuis la bataille de Waterloo mais loolu du thème bi
mu waxtaan ak ki nga xam ne mooy seen kilifa gu nag Edmond de Rothschild pour mu jàppale ko ñu taxawal loolu fekk nag jullit ñi fu ñu sàgganee mooy l'empire ottoman dawlatu Ousmaniya dafa erreur bu grave bu ñu def ndax ñoom depuis jamono yooyu ñu ngi jaay yahudi ay suuf bi Palestine boobu dara xewagul ba ki nga xam ne ma Edmond de Rothschild lu mu am foofu ci ay suuf rek bu ko dajalee daanaka xam naa ëpp Ndakaaru léegi nag ba mu waxtaanee ñooñu après ñooñu ne ko loolu du problème ñu nekk ci projet bi du xool nu mu taxawee léegi nag moom demoon na ba ci yàgg nag affaire bi jafe woon na ci moom ndax ki nga xam ne Abdou Hamid Sani mais Abdou Hamid II bu jiite woon boobu l'empire ottoman ba mu ko laajee ne ko dama bëgg nga jox ma nu mu tudd li nga xam ne mooy Palestine daka loolu jox la ko ak jox la sam bakkan moomu gënal affaire bi xaw a jafe ba mu découragé woon moom Théodore Herzl daal di mujjee na di xool nu mu ko defee Ouganda amoon sa yéen def ko Ouganda bi ci fii ci Afrique ba mu demee ci yàgg mu ne Ouganda du ko arrangé Congo moo gën a yaatu pour atteindre projet bu mu bëgg a taxawal ba mu deewee nag en 1904 la dee boobu bi nga am ñeent fukki at ak ñeent 44 ans dafa ku gàtt fan la ba mu deewee après nag en 1907 ñu woote le deuxième congrès sioniste de Bâle ba ko sioniste yi ban dajee ñu ne ñun ay Ouganda ay Congo tax ñoo jóg ñu Palestine lañ soxla ne lu mu laaj jaxal nañu waaw ndax ñu ngi ci de waaw lu mu laaj jaxal na lañ ko Palestine lañ soxla après ci la nekk nag di xool nu ñu ko amee mais nag xam lu ma ko mën a expliquer concours de circonstances après première guerre mondiale tàkk maanaam gis nga li xew Palestine boo comprendre guerre mondiale yi comprendre guerre froide comprendre dafa bëri lu nga comprendre boo xam lu xew foofu fi mu jógee moo sori ba première guerre mondiale tàkkee 14-18 bañ dem ba 1917 la Grande-Bretagne daanaka loxo Grande-Bretagne moo ne ci ginnaaw lii lépp moom la ñoo leen dooleel daanaka seen intérêt sàmm seen intérêt moo leen yóbbee lii comme lu naan les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts bu laajee sax ñu raser dëkk lëmb l'essentiel ñoom li ñu bëgg nañ ko am Grande-Bretagne bañu àggee ci 1917 ñu am problème xaalis ndax jeexal nañu te guerre bi fa mu continuer boobu lañ bind une lettre ouverte daan neen yahudi yi bu ñu leen jàppalee ba ñoom ñu génn ci guerre bi dana leen jox Palestine léegi nag boobu la sionistes yi nag jug jàppale Grande-Bretagne ci alal ci xel ci lu ne waa ji nga xam ne moo bind lettre boobu mu tudd Arthur Balfour moo nekk ministre de l'Intérieur des Affaires étrangères bu Grande-Bretagne léegi nag ba tey à beneen côté Grande-Bretagne li ñu xool lu mu affaiblir li nga xam mooy l'empire ottoman parce que boobu l'empire ottoman moo fi nekkoon daanaka lu ëpp ci jullit ñi moo ko yilifoon daanaka lu bëri lu ëpp ba da ngay dégg sax ci fii ba ci Sénégal fii sax seen influence ak si woon na fi da ngay dégg murid am na tisi bu ñu sol tuddee ko Turki Njaareem Turki Njaareem mooy Turki Njaareem Turki boo ko déggee c'était l'empire ottoman tellement seen influence ni mu rëy woon léegi nag ñoom tamit tubaab bi xam ne l'empire ottoman menace la si ñoom foog ñu fexee doole wàññeeku mais xam nga arabe yi moom lu kii waxoon mu xam kan ma ko waxati si ñoom arabe yi yaakaar naa kii la lu mu tudd Gamal Abdel Nasser tubaab nag Gamal Abdel Nasser moo waxoon mu ne ñun arabe déggoowuñu ci dara ci benn affaire kese lañu déggoo muy ñàkk déggoo mu fexee yu jaxase arabe yi ruube leen ñoom en Grande-Bretagne jaxase arabe yi ba leen fexe la ba fippu génn ci l'empire ottoman mu am liberté bu ko defee ñun dana jox indépendance jàppale leen ngeen dem arabe yi tamit nelaw fexe ba di fippu di rebelle wu di xeex di kërti ba l'empire ottoman tas ba ñu génn première guerre mondiale empire ottoman tas na léegi nag ñoom la ñu jël nag léegi li nga xam ne mooy Palestine booba neexalee sionistes yi muy yahud yooyee wala neexalee Palestine moo tax ñoom ñu jàpp ni Palestine ñoom ñoo ko moom ndax ñoom dañoo gëm ne mooy terre promise waaw la terre promise foofu lañ yàlla diggoon boo demee ci Bible mi ngi koy wax Alxuraan mi ngi koy wax ba yàlla naan dugg leen suuf sell si suñu sellal si naa nga boobu terre promise boobu luy junj mais nag ñu daan ne léegi dañuy xaaj dëkk bi ñaar wala ñett benn bi ñu jox ko Israël benn bi ñu jox ko arabe yi nga xam ne ñoo fa dëkkoon moom ko yàgg fa loolu ñu jox leen ko léegi li nga xam ne mooy Jérusalem ñu def ko patrimoine international kenn moomu ko waaw parce que boobu boo xoolee bërëb bu sell la pour ñetti diine yi nga xam ne mooy les religions abrahamiques mooy diine yahud diine chrétien ak diine l'islam boo xoolee foofu ku nekk ci yow barab bu sell lieu saint la ci yow
ñu ne ko dañ koy bàyyi mu nekk patrimoine international kenn du ko moom. léegi nag yahudi yi d'accord nañu mais arabe yi ñoo bañ ndax bu ma ñëwee sa kër nag ñu sa kër bu ñu ko xaajee ñetti xaaj. jox benn xaaj man. jox la benn xaaj ne benn xaaj bi nag ku mu neex jëfandikoo. yaay bañ mais man du ma bañ. yaay bañ mais man du ma bañ. léegi arabe yi ne loolu du ci daal mooy arabe palestinien yi laa si jublu. ñu commencé fippu commencé rebellé wu ligue arabe taxaw ne dañ leen di jàppale. mais arabe yi xam ma lan moo leen dal dafa maa ngi jégalu sax parce que day xaw a diis lool ndax bu ne arabe yi yoon dañuy sóoraale. mais dafa benn yaafus goo xam dafa ne si ñoom ci jamono yi yoo xam ne bëggum dund goo xam ne dafa jéggi dayoo. te yonte waxoon na ko bu ne ba bëgg dund emporté leen. boobaa di ngeen bari ma doon tekki dara. loolu fee suñu arabe yi malgré Égypte taxaw na Syrie taxaw na Jordan taxaw na Manko attaque Israël daf leen duma si juróom-benn fan. juróom-benn fan Israël duma leen. bay Israël suuf sama yoon ak si néew ñu koy kaas. yokk na ko ñetti yoon. nangu na Sinaï bi nekk si Égypte. nangu na si Jordan yi. nangu na suuf si waa Syrie. finalement Israël yokk na suufam ñetti yoon. loolu nag moo continué di dem ba finalement après ginnaaw deuxième guerre mondiale lii sax mu après deuxième guerre mondiale la. mais ba deuxième guerre mondiale commencé tàkk tamit. après nag juif yi commencé daw di ñëw daane comme am nañ suuf léegi commencé di ñibbisi Israël. sang bi ñun ñoo ngi nii bu ñu dellooti jox nañ la ruuy sey nañu ci yow abadan doo la ñuy daboo billaay wallaay Sidi Barham la ñuy daboo